ca tubaab yi nga xam ne bi ñoo ñëw tey jii nekk ci Macky Sall di ko wax ne ko dañ koy jàppale américains yi naan dañ koy jàppale mais dama lay woon fi benn livre boobu xam ni ñu ngi ko tuddee la république des mallettes xam naa ne war nga koo lire mbaa nga déggu ko mais na nga ko xool ñoom li ñu wax ne fi leen ñuy dimbalee ñoom moom lañ am bind ko ci livre bii nga xam ne bi am na ñu bëri ñoo xam ne ñi dañ cee dee faatu ci problème fréquent de Taïwan yi di traîner ba arc ci Sarkozy ak balaa duur li nga xam ne bi def nañ ko yëpp mu jaar seen armée jaar ko ci fu nekk ñu dem ba xaalis bi dugg ci paradis fiscaux yi ba ñoom ñu reconnaître que ne xaalis bi bu demee ba dugg ci biir paradis fiscaux yi ñoom mënatuñ koo jot du génn tey du génn ëllëg ba am na ñu ci faatu ci ñoom ku mënta régler sa problème bu mel noonu naka nga mën a ñëwee ne Sénégal dama leen di dimbali pour que ngeen jot seen xaalis Nigéria jàll na foofu jotul xaalis Sénégal dana fi jaar du jot xaalis mën na maa waat ne milliards yii ñuy wax naan même bu ko Karim Wade jëloon benn dërëm fii ñu toll ak ni ñu ko géré Macky Sall du ko ci jot li mën a am kay mooy nga jàpp nit tëj coow li bari jàppil bàyyil nga jàpp fii ba ëllëg loolu mën na jural leneen lu yàq sa réew mën la jural leneen loo xam ne lii mënoo ko mën a def parce que Sénégal fi ne nii man li ma gën a naqari ca ma sawar ci nga ñëw jël si ma pour que may wax mooy période bii Sénégal toll dafa nekk période boo xam bi dafa jar a wax maa ngi wax ca bu soobee yàlla danaa solaat sama daal ànd ak sama parti dem seeti les xalif généraux danaa dem Touba seeti sëñ Cheikh Sidi Mokhtar seeti sëriñ bu ma fa xam parce que réew mi toll na foo xam ne fii ñun war nañ cee wax balaa muy tàkk bu ñu demee ba réew mi ñu fi wax affaire tarixa di fi wax affaire xeet di fi wax affaire yoo xam ni kenn daaw ko waxtaanee suñu biir bu nu toogee di seetaan danañ dem ba réew mi tàkk bu jur loo xam ne lii bu boobaa gars yi danañ fàtte créé fàtte lu nekk dañuy commencé di jéem a def réconciliation nañ ko doon def Afrique du Sud di ko def Côte d'Ivoire parce que réew mi bu tàkkee ba gars yi commencé di rayante di dóorante ay fii jàppante bu boobaa sëriñ si danañ jóg ne arrêté leen nañ defoon 88 bi Abdoulaye Wade di doon taal dëkk bi di def affaire yooyu bu ñu ko commencé di def ñu soog a commencé di jéem a daal jubóo leen bàyyi leen lii def leen lii loolu nag dañu war a jóg ci bi dara xewagul ñu defar ko fexe ba réew mi kii parce que xamul tax ay surtout affaire traque des biens mal acquis ma gën a ti koo contre ci mais Macky Sall bu fekkee ne dañuy tëb di jàpp ay nit ca cour bi ñu créé dañu wax ne cour bi kenn limité wu ko mën naa dem ba 1962 xam nga ma xoolaat askan alalu Sénégal pour indi ko gis nga bis bu Aliou Ndao defee li mu war a def Macky Sall dana dem créé ji yeneen prison pour que ñu dugal ci ay nit yu baree parce que duñ fa xaj parce que lenn bu fekkee ne dañuy lijjanti Sénégal amuloon ay banque de développement BNDES USB BSK ku ko daaneel du politicien ñoo ko daaneel ci régime parti socialiste léegi dégg ngeen ku ko def ku ko xayma seet milliards yooyu xam nga banque yu daanu lañ fa la fa daanu moo ëpp li ñuy jiñ Karim Wade est-ce que lu tax Aliou Ndao tey est-ce que dana dem seeti BNDES BSK USB xaalis ba fa nekkoon ak compte K2 ba xaalis ba ña ko jëloon ca nekk ci PS UPS parti socialiste ba léegi est-ce que ñooñu duñ dem gëstu leen pour jàpp leen dugal leen ci kaso bi muy benn ñaareel ba état du Sénégal am na lu ñu tuddee le patrimoine bâti mooy ça veut dire que kër yum amoon France am ko Sénégal am ko yëpp gis nga tey buñ ko xaymaa am na ay kàngami politiciens yu mag yu nekk fi yoo xam ne ci kaso bi lañ leen di jëmale ca danañ dem ba jàpp ay kilifa yoo xam ne Ablaye Wade da leen cee may keneen ak keneen mayoon leen ci ñu jàpp leen dugal leen ci biir kaso bi ñett tey jii parti socialiste bi ñu fi nekkee doon nañ def ay système d'exonération man ci secteur privé laa nekkoon def naa ci ñaar fukki at ak ñett exonération boo xam ne bii mosoon naa génn parti socialiste joxe ko fer à béton dana ca nekk carreau dana ca nekk climatiseur dana ca nekk ay poutrelle dana ca nekk yooyu yëpp société bi nga xam ne moo nekkoon la première société du Sénégal di ko jaay ca kenn mënu koon contourner mooy société Davam mujjoon a tudd Dametan ma nekkoon fa ku yor exonération fa nga ko daan indi soo ko indee ñun li ñu doon def ñun légal na parce que boo indi exonération ñun dañu ne Aïssatou Diop Fall indi na fi exonération boo xam bi dañ ko koo jox tudde ko projet Tawfekh jox la exonération nga mën a jël fer jël carreau jël climatiseur jël ay poto lampe ak yépp lu la neex nga génne jaay man boo dikkee jël sama fer à béton xam nga damay def Aïssatou Diop Fall jël na fi 100 tonnes de fer à béton camion numéro tel la ko fi jële dugal naa déclaration bi en douane génneel na ko ci hors taxe man Dametal jaay naa ko man légalité kenn mënulu ma dara léegi nag yow moo la ko joxee au lieu nga dem Tawfekh tabax fa da ngay daal di dem daal di koy jaay parce que boo ko jëndee exonération kilo bi nga jënd ko fukk ak ñaar boo demee ci marché ba mu fay jar 300 francs mais da ngay dem daal di koy jaay daal di am sa poste ka la jox exonération bi nga dem neexal ca douanier jàpp sa njàmbur def ko maa ngi bu ma waxoon tey
projet yu bare yoo xam parti socialiste moo ko def ko Saly gii nga xam ni day tabax villa ba hôtel ba mu jeex ci exonération la ko defee ak itam ñu def la projet Ila Morphile ay fu nekk nga xam ne bi dañ la defal exonération uniquement pour que ngay génne matériel hors taxe di ko jaay li ma ci yor nii la toll sama secret nag en tant comme privé moo ma tere bi ma nekkee ak Abdoulaye Wade mu ubbil ko dossier yooyu jox ko mu jaar kàngam yoo xam ne yi ñi ngi nekk ci fii contre ko di ko doxal mais man dama am secret bu nga xam ne bi ne moom moo tax bu joxumoo dossiers yi mais ministère de l'économie des finances ak douanier yi ma toog di ma déglu ak initiés yi nekk ci Sénégal ku dégg lii may wax xam nga ni dossier la boo xam ne bu ma ko ubbee dem enquête douanière dinañ tëj muy benn dafa nànk rek muy benn beneen bi si des yow foire bi soo fa demee terrain ya fa nekk yëpp gis ngeen cité yañ fa def nañ fa dëkk buñ fa demee tey jii ña fa nekk ñëpp danañ leen jàpp ku ci nekk ñu laaj la fan nga jëlee affaire bi defuñu ko boo dikkee ci bande verte bi xam nga fi bu ngeen dikkee fii gis nga immeuble yi étage yooyu ñuy tabax man ba ma nekkee ministre conseil Abdoulaye Wade dama wàcc benn jour di ñibbi ma gis gendarme yi taxaw fi ak population yi ma ni lii lan la ñun ma ñi tabaxoon fii dañoo jege aéroport bi te boo déggee aéroport à 500 mètres de l' aéroport waroo fee dëkk moo tax dañuy toj seen kër yi mu ñëw dox diggante gouverneur ak force de l'ordre ak population yi ma attaqué foofu sax le gouverneur mën ko lii xew yéen a ko def parce que ba fi nit ñi commencé di teg benn brique di yëkkati muy jóg xamoon ngeen ni waruñu fee tabax da ngeen leen a bàyyi ba mu nekk benn cité ngeen ñëw bugg koo daaneel am ngeen ci une lourde responsabilité benn maire mi ngi nekkoon ci biir étage am ni du génn gars yi jox ko 20 minutes ne ko soo génnul dañ ko daaneel saw mais bu dawul woon gradaire bi muy daaneel étage bi maire bi dafa daw génn ñu daaneel étage bi léegi du dañ ko tojoon ne woon affaire sécurité moo taxoon ñu toj ko tey demal nango nañ ko ci ñoom jox nañ ko ñeneen ña nga fay tabax ay immeuble ak ay affaire ak ay station d'essence sax ma ngay nekk di fa nekk kooku du injustice loolu buñ ko xayma foncier bi nekk fii danañ jàpp ba jàpp ku ñu wërta jàpp kon bu fekkee ne mbir mënoo ko généraliser doo ko àgg fa nga ko war a àgg parce que boo ko defee réew mi tàkk bul bàyyi loolu dem jàpp ñaar mbaa ñett nga tëj leen ko looloo tax nit ñi di wax ay justice à deux vitesses te loolu mooy wax nii lan mooy solution bi lii solution bi mooy lenn bu fekkee réew dafa am nu mu doon doxe nga xam ne bi la corruption ak di jël ay commission du Sénégal rek la am na France am na États-Unis fa la ëpp am na Nigéria gaa yi def lii ñuy def Karim Wade gaa yi def ko Nigéria xaalis ba dellu siwul ca Sénégal gii kenn mënta fexe Macky Sall mënta fexe ba yar Sénégal li yàlla suñu borom mënta am Macky mënu koo am fexe ba kenn du dëngal fexe ba kenn du jubati mënu koo am tey mënu koo am ëllëg gis nga yi muy dox di def nii gis nga bu fi jógee ku mu tëjoon ki fi ñëwoon bu ko neexee mu gracier ko génne ko bàyyiwaat réew mi mu doxaat na mu waroon doxe ñu dem il est vrai que réew boo ko yoree am na yoo xam ni war nañ koo mën a tere ak yenn affaires yi mais lii table rase lañu war a def table rase boo ko waxee mooy lan xam nga table rase mooy lan xam nga Abdou Diouf du mu taxawee créé bi moom du moo fi wax ne léegi sa gaay mi nañ dem jëli xaalis bi ci bitim réew pour indi ko donc xam na ni gaay mi seen bopp jëloon xaalis yóbbu ko ci biti mu di ko bàl leen boo leen bàllee ba pare nga teg ay mécanismes yu leer comme yi Macky Sall def ni def ay OFNAC commencé di contrôler nit ñi ci départ bi ba nga xam ne bi kenn du mën a def loo xam ne lii waroo ko woon a mën a def bu ko defee réew mi dinañ mën a dem ba kenn dootu lekk xaalisam parce que ay surtout ma leeral leen xam nga ministre yi nekkoon fii ci Abdoulaye Wade amul benn ministre boo xam ne bii sa budget bi nekk ministère de l'économie des finances mën nga cee jële ay milliards di ko lekk la amoon kay mooy nit ki mën a lekk mooy ki nga xam ne bi président de la république muy Macky Sall ou bien muy Abdoulaye Wade daf laa jël jox la doole jox la cër boo xam ne bii di nga dem ba génn ci bitim réew mën a lijjanti loo xam ne lii mën nga ca am ay commission ak yu ñu la ci mën a jox foofa la lekk gi mën a nekk. mais kon ci loolu kon yow gëm nga ne Karim Wade. non li ngay tuumaal moo ko def. dama la ne déedéet dama la ne. parce que mu amoon na doole moom. dama la ne budget déglu lu baax budget. budget ministère. kenn mënu cee lekk ay centaines de milliards. kenn mënut a lekk milliards ci budget. li nga mën a lekk ci budget mooy. national dugg si biir ne dafa bëgg a dikk di liggéey ci suñu or pose ko ay boo bëggee ma jox la nga ak sa defal ma xaalis ci nga jël seen phosphate bi nga ne ko léegi boo bëggee ñëw ma jox la phosphate bi ma jox la Dakar ma def la loolu la Karim Wade def mais ka mën a def loolu dama ne ka mën a def loolu mooy ki président bi jël jox ko do ca kenn contrôlé wu ko mais
bu ko dee joxe mu jaarale ko ci yoon ñu def appel d'offre commission yi ko war a toppatoo ko bu ñu waree joxe suñu ordre bi commission yi ko war a toppatoo ko suñu waree defar lu autoroute bi ko war a def ko kenn du am léegi laaj mooy nga ne ci Wade même bu def woon boo ko xoolee ay ñi ñu fiy tudd naan am nañ ay milliards konte ay juróom ba ñeenti nit lañu déglu ma soo ko xoolee ay juróom benn nit lañ ciy tudd di leen wax ay milliards ñi ci des yoruñu ñaari malikum yow fan nga bokk yow ci la bokk yoruma ñaari dërëm parce que xamul ndax dégg nga ma sama benn réunion ma wax la ne man damay dégg fii gars yi di dem di wax naan Ablaye Wade dama may Ablaye Wade dama def lee ma ne waaw ñun xanaa ba woote yeneen réunion yu muy maye ca man kenn daawu ma ko yëgal parce que man Ablaye Wade mooy ma maa ko may terrain tel daal koy jox journaliste yi ñu dem wax ko bu ko amee na ko wax Ablaye Wade mosuma koo ñaan suuf mosuma koo ñaan oto séquma ko moom du ministre am aussi boo xam ne may na ma suuf gi ñaa ko ci Serigne Touba ne awma 1 centimètre carré de terrain mbaa ab oto boo xam ne bi maa ko jëlee ci gouvernement Ablaye Wade moo ma ko mais la xaalis am na samay boo nekkee moom ku ko ñaanul du la may may ma dama man toog man naan ma génn oo ma ci foire bi oo ma ci bande verte bi aw ma ci VDN waaye foo nekkoon Thierno Lo xanaa nekk di àll bi di liggéey topp commune rurale Darou Moussi yi lu ma am sama valise bi yóbbu ko ba sama terrain bi nekk Darou Moussi sax tabaxuma ko dem Darou Moussi di liggéey kër gii nga may fekk ak kër gi nekk Cyprès man ba ma nekkee Cyprès maa ngi nii Cyprès sax barki démb laa dem di seet Anaba pour que ñu jox ma sama titre foncier parce que banque de l'habitat laa dem foofu ubbi woon fa compte di ko fay pendant 15 ans kii maa toog nekk Dametal filiale bi ma nekkoon ñu jógee fa fay ma samay ay droit ma di fa def recours jox ma ko ma jënd kër gi yii yëpp maa ngi ko am awuma ko ci Ablaye Wade mosuma may centimètre carré de terrain mais xam naa ni bu ma ko ñaanoon parce que man tegoon dama foo xam ne fii bu ma ko ñaanoon mais man maa ko mos a ñaan wax dëgg yàlla yaa ngi daan ndax jàpp ne Ablaye Wade dëgg loxo bi dafa bara yow wax nga fi léegi ne Wade boo ko ñaanul da la may man loolu laa ci xam parce que dama bu ma waxee gars yi ne leen waaw man Ablaye Wade li ngeen di wax ngi taxaw di wax naan dama may 100 millions ñii di wax ay 1 milliard ñii di wax ñooy ceruloo foo nekkoon man leen maa ngi foon ca jege ko trop di toog moom ay samedi di ko xeexal di ko liggéey mais barke Nabil Moustapha mosuma may suuf parce que mosuma koo ñaan bu ma xamoon ne Ablaye Wade laa wax période boobu di séddale di def affaire yooyu bu ma ko ñaanee dama koy ñaan mu may ma 2000 et quelques hectares suuf fii ma téye ko comme ni ko gars yi téye te parce que gën ñu ma bëgg suuf gën ñu ma bëgg xaalis mais man du ma ñaan man bañ naa ko ba ministre yi nekkoon Ablaye Wade ñoom ñëpp maa ngi wax ñu ngi may suivre ci télé bi mosuma cee toog ak sama benn collègue ñaan la service dañ may toog sax di ma wax indi di ma wax passeport du ma ko toppatool nit parce que bëgguma ko ma jaan nit bëgguma ko ma ñàkk teggin man du ma dem ci ministre de l'éducation di ko ñaan bourse pour sama doom passeport diplomatique du ma ko wutal kenn passeport de service du ma ko wutal kenn du ma diis kenn soxla musuma koo def mais ba léegi may déglu nag kenn koo xam ne kii dégg nga ci mas na maa ñëw ci yow wax la ay bourse mbaa ma ñëw ne la may ma suuf mbaa ma def lii émission Diouf Fall nga wax fa ak moom képp koo xam ne kii gis nga ci Ablaye Wade aussi nga ni may na ma suuf fenn ñëwal nga gis ay su Diouf Fall nga def réunion ubbi naa sama micro yi ubbi naa micro bi antenne bi masuma koo am mais nag bu démb doon tey ma ñaan waaw bu démb doon gars yi ñu ngi leen doon jox suuf si di leen jox lu ne koo ci wax mu ni li ma yor Ablaye dama ko may Ablaye man xamoon naa ak mbaaxam parce que doon naa fa yóbbu ay nit may mu leen di may xaalis Thierno foofu nga waroon yeewoo nag ndax wax dëgg yàlla ànd ak nit nag wax dëgg may xaalis nga toog di xoole te may ñoo la xaalis foofu tamit doy na waar mais ma ñoom ne bi la woon mooy lenn xoolal liggéey rek yow man am naa 23 ans de secteur privé am na nga xam ne fii ñu ngi may déglu li may wax ni bëgguñu ma di ko wax parce que dañ naan Thierno Lo na bàyyi di wax naan xam fu ma jaar ak Ablaye Wade mosuma may mais danaa ko wax man dama am 23 ans ñaar fukki at ak ñaar ma koy awma samedi fii man maa leen def EGBS chantier Sonatel depuis Alcatel yéen fibre yi ngay dégg optique yi ngay wax naan seen
ko def ci biir Sénégal gépp fu nu def kii maa fa def climatisation centrale fu RTS fu mu mas a def émetteur maa fa def centrale bi CSE CDE Fougerolles chantier bu ñu mas di am bu ñu jotee dañ ma jox seeni plan ma def étude climatisation def ascenseur def plomberie ñoom ñu def génie civil bi bu nu gañee sous-traité ma sama société ma sol sama jiin di fanaan ci étage yi def méridien président def palais présidentiel def théâtre Sorano immeuble bi ma mujj a def avant may fekk Abdoulaye Wade mooy immeuble Sonatel bi jàkkaarloo cathédrale fii def BICIS contrat d'entretien Sonatel yépp maa ko yoroon ci Sénégal maa yoroon contrat BICIS yor contrat EGBS yor contrat wu yépp maa ko yoroon ak samay équipe di liggéey kon man am na lu ma liggéey ci réew mi ci côté boobu. alors ñu ñëw rek ci beneen actualité di faatu étudiant bi di Bassirou Faye président Macky Sall dafa gaaruwaale opposition bi wax ne ñoo nekk ci ginnaaw xale yi di leen ruux ak pour taal dëkk bi yow est-ce que xalaat nga ni loolu c'est possible. xam nga maa ngi jaale Bassirou ak njabootam di ko jaal étudiants yëpp te ñaan yàlla suñu borom loolu yàlla bu mu fi gaaw a amati parce que Balla Gaye jaaroon na fi tey Bassirou moo fi jaar ça veut dire que la daloon ci Ablaye Wade mooy dalaat ci Macky Sall lépp problème université boo xam ne di réglé guñ ko kenn waru ko politiser nit ñi dañu war a jël définitivement le problème de l'université opposition ak majorité ñu defar ko parce que suñu ay doom ñoo fa nekk ak suñu ay rak ak suñu ay jarbaat donc le problème de l'éducation au Sénégal problème mu ñëpp la kenn waru koo politiquer mais am na loo xam ne lii bu ñu weesoo métit yi nga xam ne bi moom moo dal étudiants yi mais ñun ñëpp bu ñu naxante suñu bopp xam nga politiciens yi dañoo malhonnête université ñëpp xam nañ ne politique mi ngi ci biir université parce que liste yi nekkoon ci biir université ay liste blanche liste rouge liste verte mais man xam naa ay politiciens yoo xam ne ñoom ñoo doon toog di financer liste yooyu di leen jàppale parti politique boo gis aussi am na mouvement étudiant ci biir université dañ leen di woot di leen jox ay mot d'ordre mais nag étudiants yi ñoo war a xam seen bopp ñoo war a am fulla ci leen man am na étudiants yoo xam ne dama leen jëloon fii benn immeuble di leen ko fayal defal leen fi ordinateur jox leen ay matelas jëndal leen lu nekk mais xam nga lu ma leen wax ñu ngi may déglu de parce que Serigne Touba dama leen ne topp waxuma leen ngeen topp ma ci àll bi di politique xulooloowuma leen xastiloowuma leen xam nga lu ma bëgg ngeen jàng pour que man bu ma yàlla mayee doole ëllëg ba nga xam ne bi la man gis naa ne am na lu ma tekki ci réew mi ma bëgg a jël kit ngeen am diplôme yi war a jox ma mën leen a jël pour que ngeen ñëw mais du ma bàyyi sama doom mu toog sama kër ma koy jàngaloo di leen jël yéen ngeen di ma saagaal ak di topp di xulo ak xeex kon boo nekkee étudiant politicien bi am liggéey am doomam di ko yóbbu muy jàngi wërta toog parce que bëgg na loolu am dañu bari a bàyyi politique bi ci étudiant ca gars yi toppatoo seen jàng étudiants yi ñu mettre leen ci ay conditions ay surtout ma dolli ci benn affaire xam nga li ma gën a naqari ci problème étudiants yii ca naqale ma ci yeneen secteur mooy réew mu organisé am ay budget yu muy wote ngay toog ñu naan la étudiant toog na fay ñu ko boursam ba mu ama mat ay fukki weer loolu lañ fi war a dakkal dañ war a dakkal aussi enseignant bu dem def ay copie corriger ko ba pare ñu ni fay ñu wax day dem di football yi ñu naan voilà amaguñu budget bu ñu fayee prime yi kii mel ni ñun nekkuñu ci état bu organisé bu am budget ak kii et en plus ministre du budget su fekkee ne da ngaa dem ne léegi étudiants yi léegi dem leen ngeen ubbi ay compte bancaire ngeen am ay carte léegi donc seen xaalis maa ngi ko jaaree ci banque bi mais yaa xëy si comme Thierno Lo moo mën a dem di négocier ak banque ba banque di ko lebal di ko defal ay avancement le ministre du budget war na mën na léegi banque bi léegi à telle date na nga mettre xaalis bu étudiants yi di koy jël ko boo pare nga tourné ci man ma réglé ko état bu mënta réglé loolu kooku mérité wul nekk état man tey bu ma nekkoon ministre du budget mën naa laa waatal ne bu ma defee tel banque ma def fa crédit fa ne ko man dama fi indil salaire yi billaahi banque boobu dana ne ma telle période dinaa ko ne na nga tegal foofu xaalis bi étudiants yi jël ko man dinaa la fay d'accord Macky Sall dafa tombé ci benn erreur bu mag dafa ñëw ay gars yoo xam ni xamuñu Sénégal nu mu tëddee nekk bëgg a fayantoo képp ko ci benn premier mandat bi jàppal bàyyi ay tëj nga ñëw continuer ko. mais xanaa appel du pied ngay def appel du pied ngay def la fa jubul nga jubbanti ko mais doo ñëw tracé Sénégal ci ñaari camp ñi àndoon ak man ak ñi àndoon ak Abdoulaye Wade ngay jàpp di xeex jàppal tëjal bayil appel du pied ngay def man damay wax ñi ma gëm man ba ma nekk ak Abdoulaye Wade dama daan wax naan président kenn du ko wutal ay noonu président de tous les Sénégalais la fu Sénégalais nekk ca mën a siri réew mi na dem jëli ko loolu laa daan wax
archive yaa ngi fii boo demee nga déglu ko bi ñu defee assise nationale dama noonu Ablaye Wade dafa war a dem ci assise nationale yi participe fa buñ paree jox ko conclusion yi mu jël conclusion yi ba pare jël ci waa assise ne leen kaay leen ñu ànd def ko bu ko defoon tey ji du perte pouvoir bi Walfadjri laa ko defoon émission donc pour man la ma doon wax ak it wax na dee leen respecté institution yi moom lay continuer di wax problème Sénégal nan wax ca mbay mi wax ci càmm bi wax ci liggéey bi ca bàyyi di def politicien xasaate d'accord léegi beneen bi grand mooy déjà ñu nag ñëw ci maas nga sarax ma rek may ma ñaari minute fi mu ne nii yow toog nañu ba bés ubbi journal yëg ne bokk nga yow Thierno Lo ak sa parti di alliance pour noo ko tuddeetee APD am grand nag sa parti bi nag wax dëgg yàlla. alliance pour la paix et le développement man jotuguma récépissé. non mais grand sa parti dafa siiwul na nañu wax dëgg na grand bul ma ci ŋaañ mais parti bi nag siiwul. waaw très bien nag maa yëgalal benn affaire xam nga yéen journalistes yi. da ngeen dul def seen liggéey ba mu mat. waaw jërëjëf merci xam nga yéen man wax naa leen ne leen man dama def ab site internet bu parti bi bu tudd www.apdsn.com. mais bu parti bi siiwulee. déglu ma est-ce que ñun da ngay bàyyi maagale. dañu may envie ñu dem ñu def naa conférence de presse. def naa conférence de presse ngeen ñëw couvrir ko fii. waaw ma ne ni booy won leen ne leen www.apds.com. boo demee ci site bi surtout parti bi boo ci demee. mais parti bay saful xorom moo tax ñun du ñu mën a am envie dem tappee boo fa demee xam nga yow da ngay tooñ site boobu boo fa demee da ngay ñëw gis cellules yi ma monté te Tivaouane Diacksao Yëmbal HLM yëpp da ngay gis ni ma monté cellules yi nit ñi toog fees del def seen bureau ba pare ma defal leen ay transformation céréale locale defal leen eau de javel defal leen savon jël vidéo yi laa wax de vidéo xam nga ngay di gis bokku ci vidéo posté boo dikkee cliqué ñu woon la cellules yi ñu monté ci Dakar yëpp ak ci biir Sénégal nga defaat cliqué waat ñu woon la jigéeni HLM yi ni ma leen defal formation eau de javel ñi ma defal affaire céréales locales yi ni ma def enquête yooyu gis nga boo defee enquête ya beneen prochaine réunion na nga ma waxal ne Thierno Lo bi ma duggee ci site bi ak it képp koo xam ne ki yaa ngi nattable duggal ci biir site bi nga gis ne moom dafa am ay cellules defal jigéen ñi information defal leen lépp vidéo yaa ngi foofu ku fa d'accord mais grand si parti après nga ñëw ci élection locale yi waaw non mais bala maa ñëw ci élection locale nga xam ne dëgg-dëgg Modou Diagne Fada moo la fa yóbbu ardo léegi ñi ñëw rek wéy ci ne damaa xëy suba émission yëpp loolu la ci neexoon moom dong la fi indi moo dëgg yàlla moo tax ma ñëw nag sincèrement Modou Diagne Fada mais la yóbbati ardo fee daal musibee moo gën a tax nag dëgg grand ma ñëw mais bala ma agsi si lu neex loolu nag ma ñëw rek ci mais Thierno Lo léegi yow da ngaa bokk ak Macky Sall léegi yaa ngi ci Macky carrément parce que gis naa ne bokk nga ci monsieur le ministre ci dëggantaan chef de parti yi nga xam ne président Macky Sall recevoir na leen fan yii ñu génn kon léegi man Macky Sall ba mu toogee ba léegi mi ngi may recevoir. ah bon non dama la may expliquer Macky Sall 7 fois alors yëguma ko woon 7 fois laa lay wax 7 juróom-ñaari yoon maa ngi Macky Sall toog ah Macky Sall dama daan alors journaliste yëguñu ko déglu ma expliquer la Macky Sall dama daan invité palais guddi man maa toog ma ne ko Macky boo may woo ma ñëw fële bëccëg nar a kàmm sa bureau cabinet bëccëg nar a kàmm parce que Thierno Lo est un homme libre du ma nëbbutu li may def dama koy def en toute responsabilité ca awma kenn ku may rendre compte ci li nga xam ne bi la moom lay def mu recevoir ma maintes fois ma ñëw ma waxtaan ak moom mu wax ma ne ma dama bëgg ma ñëw jàppale ko waaw ci affaire Sénégal mën nga ko nag mën nga ko ndax da nga aay ma ne ko benn affaire gis Macky Sall ku ñëw toog ak yow fii ne la bàyyil Macky 2012 bàyyil Benno Bokk Yaakaar bàyyil nit ñi nga àndaloon démb xamal ne nit kooku du nit ku baax ca du nit ku la bëggal lu baax boppam doo nga ko fi tax a ñëw parce que nit da ngay am ngor sa nitu démb ak ñi la tax a falu ginnaaw yàlla suñ borom da nga leen di téye toog ci biir Sénégal nag nga xool Sénégal parce que président la boo ko nekkee tu es le président de tous les Sénégalais fu compétence am ci Sénégal bitim réew gën a dolli ci li nga yor Sénégal loolu def beneen bi ci des Macky Sall nit ñi dañoo gisoon moom yar tasante ak Ablaye Wade di ko nuyu jox ko cër Ablaye Wade nekk suñu bàyyi ñun ñëpp dama ne ko Macky Sall Ablaye Wade jox ko cër ba nga ko war a jox seetal ci ñaanoon Ablaye ci seeni loxo set ci ñeneen ñi nga xam ne li mosuñoo politique nekk ci société civile forum civil ak fu mu mën di nekk ku mën a liggéey Sénégal jëlal nga boole ko ñu àndandoo pour defar affaire Sénégal loolu bi ma ko waxee léegi mu ne ma léegi dafay def benn majorité bu bees waaw mais majorité boobu man bu ma ciy dem
maag sama parti ñoo ciy demandoo te majorité bi damay xam ban objectif la fan lañ jëm naka lañ fay demee ak affaire yooyu donc ce qui veut dire que 2007 bu ma fay dem da ngaa demee ne man damay jàpp nii rek parce que Macky la 2007 dama naan bu ñu fay dem lan lañ fay demee ak bu ñu fa demee lan lañ fa war a yóbbu ak fii ñuy dem 2007 lan lañ war a soppi pour que nekkinu askan wi changé loolu nag dafa nekk programme boo xam ne dañ koy discuter bu vaste la waaw bis boo ko discuter ak man ba nu ficelé ko dinaa commencé di ko dox di ko wax di ko toog di ko défendre di ci dem ba jeex parce que man bu ma jàppee damay dem ba jeex mais pour le moment Macky m'appelle il m'invite ma koy jox samay point de vue ci affaire boobu mais sequma moom poste sequma moom lu may jox maa ngi koy wax samay xalaat. bu ko neexee mu def bu ko neexee mu bañ a def mais quand même mais quand même monsieur le ministre bala maa ñëw gën a xaabaabal ci yooyu. mooy comme genre consultance nga xam te gannaaw yow da ngay business bi wax dëgg yàlla yaa ngi jàppale président Macky Sall ci xel di ko jox ay idées ak yooyu xanaa lu mu bon. man jàppale moom Macky Sall sama bopp lay. waaw bien sûr mais nag dama ne comme loolu. te man du ma dem waaw comme yow genre bokk nga daal ci shadow cabinet bi mun nañu ko wax donc kon xanaa lu mu bon dina yëkkati benn chèque sax jox la ko ne la grand passaale ko quand même. man sax ma ko woon ak Abdoulaye Wade di ko seq ak man. waaw mais grand da nga dem cette fois ni président Macky Sall recevoir comme dëgg y a un chef d'état qui te reçoit quand même à 6 reprises kooku c'est ça coupe pas les rues quoi. xam nga Sénégal lii moo ko yàq defe nañ ne relation mënta am sans intérêt defe nañ ne aussi boo dikkee ne léegi ànd naa ak Macky Sall tout de suite da ngaa war a am un poste ministériel. mais grand loolu dama la bëgg expliquer loolu du ànd de man sama ànd de loolu président de la République nga dëgg yàlla président Macky Sall su ma recevoir ma ne ko président Macky Sall utal ma benn poste ma toog Macky Sall man mënoon naa toog fii ne ko léegi bàyyi naa politique mais bu ma toogee fii bu ma amee sama soxla woo ko dem ne ko mais Macky dama am problème jàppale ma ci tel affaire xam nga loolu mën naa ne parce que sëpp nañ ko mën ak moom mais li ma intéressé mooy Macky Sall na régler problème Sénégal yi li taxoon ñu fal ko na ko def pour changer grand Massayer ma nga te loolu bu ma ci woowee grand Massayer ngi rangé xoolal grand Massayer ngi rangé caméra am xam na grand vraiment xam naa da nga xam na ma caméra non c'est grand da nga xam na micro non mais Fada moom laa jeexale mais man ci foofu léegi man grand kon ce que je ne comprends pas mooy yow dafa may da nga xaw a nganale daal waaw non fi nga nganale fa laa jëm si mooy yaa ngi ci mouvance présidentielle mais soo bëggoo carrément waaye tamit yaa ngi prox ndoolu tamit xaw a taxawaatee beleen wet bi muy xaw a de temps en temps di xaw a pis bët opposition yooyu mais duggoo carrément kon yow grand yow nekk goo kon léegi pour mu clair yow yaa ngi ci mouvance présidentielle sànni woo xeer Macky Sall kon man du ma sànni xeer kenn xam nga li ma bëgg a gis sama Macky Sall bis boo xamee ni jëf na jëf joo xam ne ji ci détriment peuple bi la mu bëgg leen a nasaxal ci wetu peuple bi la may fekk. mais gannaaw tontu ma rek ma expliqué la. yaa ngi ci mouvance bi. mouvance présidentielle bii ngay wax aussi waaw Macky Sall dama cee woone naa ko jàppale ma d'accord ci pour jàppale ko mais ni ma ko war a ficeler ak la ma ci xalaat pour ñu doxal ko tontu nga ma moom non tontu nga ma kon nasaguñ ko mais gannaaw quand même dëgg kon tey mën naa la woowee transhumant kon bu bees bi man duma transhumant boo waree ko bëggoon a nekk grand transhumant kat yaa ngi woon jóge nga point A di PDS daa nga ci point B di APR kon nga transhumant nga grand askan wi xam nga transhumant mooy lan xam nga ñun CDP nekkoon nañ fi dem def fusion ak PDS mooy suñu parti disparaître ñu nekk ay militants ñu naan ñu da ngeen def transhumant te man dama daan def ay interview di wax ne bu CDP doon exister kenn du ma gis PDS CDP dafa exister tout dikk def fusion mais da ngeen a dem di nasaxal nit ñi ba leeralu leen fusion ak transhumant transhumant mooy nga jóge sa benn parti dem dugg ci beneen parti man déglul man dama am parti bu tudd Alliance pour la paix et le développement nekkuma militant APR defuma leneen yaa ngi ci wet gi déglu leen mais li nga xam ne bi la moom la Sénégal yi bëgg a def mooy boo nekkee mi ngi mel ni tey ñi nekk ak Macky Sall bu ëllëgee bu ñu pertee pouvoir bi gars yi ne leen même bu ngeen amee ci seen biir ñu baax ñoo xam ne ñi mën nañoo jariñ Sénégal bu leen président bu bees bi dikkee bu leen wooyee bu ñu liggéey ak moom nan taxaw fële di ko saaga ak di ko sànni gisa loolu xel mënu koo gën a bon mënoo ko naysal man xam nga lu tax mënoo ko naysal daal man dama la ko naysal mënoo ko peinture daal yow li ngay def nii da nga bëgg sa émission bi am ay xorom yooyu mais man li may wax askan bi lay waxanteel ñu bëgg ma déglu ñu wax la leen man am na ay boy yoo xam ne ay xale yu ndaw ak ay yenn nit yoo xam dañoo xëy benn suba rek dem taxaw bunt assemblée nationale tudde ko le 23 juin ñu bëgg a jël léegi mel ni ñoom ñooy leader yu bees ci Sénégal ba genre yi mel ni Thierno Lo nañ leen jël envoyé leen ñu dem retraite Thierno Lo mi nga bëgg a yóbbu retraite def na ñaar fukki at ak ñett liggéey ci Sénégal loo xam ne lii ñëpp teg nañ seen bët muy benn boobu deful politique 9 ans la def ak Ablaye Wade def ñaar fukki at ak ñett di defar Sénégal di ko construire ñii nga fi gis ñuy ay Modou Mbène Diop Dame Diop Idrissa Gueye ak affaire yooyu yëpp ak ñoo xam ne ay société leen def
ñun bi ñu nekkee Dametal ñoo leen jàppale ba def leen permettre leen ñu nekk léegi ay bourgeois parce que ñun ñaa doon jël ay bateau séddale leen ko jox leen ko ñu jaay ñëw di fay Bocar Samba Dièye ñoom bañ nekk li ñu nekk donc ñun participer nañ ci affaire boobu. nee ma waaw wala déet rek seeta nga Ablaye Wade ou pas. Ablaye Wade seetuwuma ko xamul la seetuwuma. waaw Ablaye Wade li ma séqoon ak moom mu def ma ministre ma ànd ak moom liggéey bilan Ablaye Wade maa ngi moom ñoo ko bokk lu ci baax ak lu ci bon maa ngi moom ko bokk. Ablaye Wade kenn du ma dégg ci sama giiru dund ma wax ko lu ko naqari mbaa ma xas ko ca képp ko xas Ablaye Wade bu ma la déggee dinaa la ne waroo koo def ci def nga lu ñaaw parce que li mu def ci réew mi ak fi mu jaar ci réew mi dañ ko war a wormaal ca xolu Ablaye Wade kenn mënu koo gëm gën xol xam nga li ma bëgg expliquer Ablaye Wade bu ma àndee ak moom mu yor parti ma ànd ak moom di ànd ak moom ba Ablaye Wade retraité mais est-ce que Ablaye Wade bu retraité man Thierno Lo damaa war a toog Ablaye Wade kon ne di ma wax jaaral fekk ak demal toppi diw demal toppi sàmba dafa naa ma expliqué rek diw may àggale moo tax bi Ablaye Wade jëlee retraite am mu jël sama yoonu bopp dem Ablaye Wade bi mu ne day ñëw Sénégal ne dafa bëgg ñu accueillir ko du dafa dañ ne dafa jël téléphone am woo Pape Diop woo diw man Thierno Lo Ablaye Wade xam na ne lan laa ko liggéeyal man Thierno Lo Ablaye Wade xam na man maay kan xam na ban principe laa nekkoon ak moom ak xam na man maay kan xam na ne lu ma nit boolewul du ma ca bokk ku ma joxul sama cër ma jël sama xam naa sama bopp su ma Ablaye Wade wóowul bu ma woowoon ma dem seeti ko wóowuma man du ma jógee fii di dem di ko fekki fan résidence ku ma wërta yab di ma yab ou bien ku ma wërta ñàkki teggin di ma ñàkki teggin parce que ñoom ñëpp xam nañ ma mais tey ji bu la woo nga dem nga ñëw Ablaye Wade sama bàyyi la sama kilifa la su ma woowoon tey ma dem wuy ji ko te bu ma demee boo ma wujjee te bu ma ko wujjee su ma waxee affaire Sénégal ma wax ko li ma xalaat ci Sénégal de mais man grand ci loolu respect laa ko yore respect laa koy jox mais man du ma genre bu ñuy manipuler Ablaye Wade ñëw fii ma daw dem fan résidence fekk fi mu si jaar nañ fa naan ko way Thierno Lo quitté na PDS dem na ca mook Pape Diop ñoo ànd loolu ñu ko wax léegi Thierno Lo def na parteem mook Macky Sall ñoo ànd dugg na fi man Ablaye Wade maa leen ko gën a xam samedi la ma daan woo may toog ak moom man def nga danaa jóge fii di wax damay dem nuyu ji Ablaye Wade dem foofu ñu ne ko Thierno Lo moo lay kii moo may jéem a toroxal ca bu ma toroxalee ma xool ma ko bëgg a wax te du ma ko def te war maa moom foofu yow toroxal bi moom ngay sóoraale man kenn du ma toroxal gis nga bañ ko ma toroxal moo tax daaw ma ñaan passeport diplomatique daaw ma ñaan passeport service du ma ñaan suuf parce que bugguma ko ma jànni d'accord léegi gaa maas ma ne maas ma xam naa tey la pare ci émission bi ndax tey ñu mu ñàngalee nii léegi man nga xam ne laa comprendre mooy vraiment yow boo nee Ablaye Wade sa bàyyil te fii ñun li ñu xam ci réew mi li mooy dëgg-dëgg papa dañ koy ormal soxlawul mu jël téléphone naan la xaaral non grand may ma rek nee ma waa wala déet rek soxlawul papa vraiment papa di jël téléphone naan la waa non Thierno Lo je te convoque ñëwal yaa war a ñëw dem seeti ko dégg nga na ñëw xëy dafa la fàtte woo rek ba ma nekkee ak moom activité yi mu fàtte laa woo ba ma nekkee ak moom ñëpp xam nañ ni ma nekkee woon ak moom mooy di ko wax sama xalaat ànd ak sama fulla sama fayda kenn du ma wax loolu lu ma bëggut a wax kenn du ma def loolu lu ma bëggut a def doomam Karim nekk na prison mu jóge fii dem prison seeti ko Ablaye Wade damay def sama émission ci télévision bi pour wax ne lépp lu mu fi def lu baax lu bon maag moom ñoo ko bokk Ablaye Wade jox na ma cër parce que jël na ma pour ma liggéeyal Sénégal d'accord mais mayu ma alal dégg nga donc alal boolewuma woon ak moom tey jii itam su fekkoon ne continuer woon na nekk yor PDS di ko continuer mën a présenté waat ci élection 2017 yi nekkaat leader kon du ma woon génn PDS d'accord léegi jógee na fii jël na retraite maa moom sama bopp jaar naa sama yoonu bopp ñëw na Sénégal woowuma wuy jiwuma waaw d'accord kon daal yow def nga li la neex waaw def nga li la neex waaw loolu ku ne am nga droit def li la neex léegi kon daal ñu comprendre ne yaa PDS daal lu golo xam boo tey doom samay xarit laa fam de mais bokkatuma seen parti parce que ña fa nekk mënuñu ma jiite te bëgguñu ma jiite waaw kon nga jàpp sa ñaam léegi d'accord léegi kon sa yoon bopp bi nga jël tamit Maître Wade aussi dafa mel ne moo la ci jiitu ndax moom it taxawal na fi front patriotique pour la défense de la République wujj bi Idrissa Seck moom it taxawal CA 2017 donc yow jàpp nga ni ñaari front yooyu bu ñu dalee ci kaw président Macky Sall mbaa affaire bi xaw a kiiwee mbaa jékki-jékki jàdd benn gauche gàll gauche wax la li ma gëm gis nga Macky Sall xaw ma de ku bëgg a daanu xam nga boo demee ba nga xam ne bi la da ngaa nekk ci bëgg a daanu da ngay tëx gumba lu doo déglu kenn comme ni Ablaye Wade nekkoon ci période bi mu tolloon doo déglu kenn parce que la mën a sooyee sax yàlla suñu borom da lay def ba doo ko nangoo gis mais Macky Sall xam nga fi ne nii ñoo ngi de 2014 dese na ko 3 ans gis nga bu dégloo askan wi li ñuy wax mu jël nit ñi mu war a jël ci biir Sénégal jaaral fa mu war a jaar pour que nit ñi bëgg xaalis bi circulé wu nekkiinu nit ñi changé
mën naa am deuxième mandat. mais parce que opposition bi fi nekk. waaw xamul tax opposition bi fi nekk front bi fi nekk am problème. c'est que tey jii doo leen dégg mukk ci benn plateau ñu ni Macky Sall mënta régler problème emploi ñun bu ngeen ñu jëlee emploi bi lii lañ ciy def. bu ñu nee Macky Sall mënta régler problème université ñun kat am nañ xalaat ci université lii la mbay mi kat doxul nawet baa ngi nii paysans yi ñun kat lii la ñu xalaat mais amoo programme booy proposer Sénégalais yi naka nga mën a dikkee pour mën a remplacer ki fi nekk nga xam ne bi le même bu fekkee ne li muy def baaxul rek ne au moins am na lu muy jëf mais opposition dafa war a dikk di def ay proposition pour ne waa ji li muy def baaxul nii la ko war a defee man nii laa ko war a defee mais plateau boo ci toogee lan ngay dégg xas Macky Sall waa Macky Sall delloo la ko nga delloowaat ko waxuñu problème mu askan bi askan bi nag boo waxul seen problème ci askan bi ñoo war a rompre ci loolu di wax ne xoolal wax leen ñu yan programme ngeen ñuy yore balaa ñu leen di jox réew mi ngeen di tâtonner ak di jëm gauche ak droite du ngeen xam fu ngeen jëm Sénégal dañ dul jël programme di wote pour nit ki bañ naa ko ak nii na fi jóge na ñuy jëli programme su Idrissa Seck defee CA 2017 di xëy di wax ci Macky Sall nan ko ne Macky mii li nga xam dañoo bëgg ñox ñëw ban programme nga ñuy proposé Abdoulaye Wade mii bu dikkee fii na xool moom itam yan erreur la defoon ak léegi li fi nekk nii nga xam ne bi la kii yan solution la ci mën a wax pour que ñu mun ko defar. d'accord loolu moo war a intéressé loolu man mais ay xas xuloo affaire mais grand dis-moi aujourd'hui waaw ma sarax ma rek léegi mais nga aujourd'hui su le président Macky Sall ne woon Thierno damaa bëgg nekk ministre nangam da ngay bañ wala man waxuma la Macky Sall waxuma la. non dama la laaj rek. waaye Macky Sall dem bu dikkoon tey jii mu ne ma Thierno Lo damaa bëgg nga ñëw ma jox la ministère de l'agriculture ou bien ma jox la léegi dama koy jël. dafa moom Sénégal dafa moom Sénégal. bu ma demee foofu dafa jëf pour nekkinu askan bi changé. Macky Sall laa ko defal. Sénégalais yi laa ko defal parce que man am naa benn conception ci affaire agriculture parce que man développeur laa man foo loo ma jox ma yëngal ko mais ministre agriculture yow dama laa jox exemple ci agriculture mënoon naa la wax tourisme mënoon naa la wax environnement mënoon naa la wax commerce mënoon naa la wax commerce mënoon naa wax ministère des transports d'accord boo ma ci jox ma doxal waaw non yow moom yow xam nga si dara non xam naa yow non yow driver laa xam te dama mën a liggéey non xam naa ko yow liggéeykat nga loolu xam naa ko mais Macky Sall mën naa koo jàppale te duma dugg ci gouvernement waaw mais nag su gouvernement bi tamit kii nga fa xorom nga si mais justement président Macky Sall dëgg dëgg foofu bii fii na la ñuy jeexalee maas sarax ma nga téye sa caméra yi jàkkaarloo na ak ñaari livre yoo xam ne mën nañ ko méngale ak ay bomb ba ci jiitu di colonel kii Aziz Ndaw ndeysaan ma nga ca arrêt ya professeur Malick Ndiaye moom tamit conseiller la foon ñu faf ko delloo université donc dàqaale ko au passage est-ce que dañu jàkkaarloo ak est-ce que dañu nekk ci nguur goo xam ne critique daal mënuñu ko dégg ñoom daal seen nopp yi ay nopp garmi la yoo xamante ni lu neex dong moo ci war a dal. xam nga damay dellu si ci li ma la waxoon ne la gis nga parti au pouvoir. warut a def ay soustraction ay addition la war di def gis nga le fait que Malick Ndiaye. ak Alioune Badara Cissé. waaw Mimi Touré mi ñuy wax. ñooñu ñëpp bu ma sañoon man duñ quitté Macky Sall te bu ma nekkoon ak Macky Sall bu ma dégloo dama naan buñ la quitté parti au pouvoir boo ci nekkee doo def soustraction te koo ci dindi tey bis boo demoon ba nekk élection second tour di nga ko seetiwaat di ngeen waxtaanoon mel ni mosul leen a jubóo tey Mimi Touré bu demoon def benn liste fi ne nii dem Macky Sall dem deuxième tour Mimi présenté woon ci élection yi Macky dana dem seeti ko bu demee lan lañ wax waaye Mimi nañ fàttali xewoon nañ àndaat pour jéem a daal di liggéey Alioune Badara Cissé bu defee loolu bu ñu fa demee par force nga seeti leen ngeen àndaat deuxième tour bu ngeen ko naree def fexe leen te ngeen àndoon di xeex ba agsi fii xool leen la ngeen xam ne moo amoon ku ci nekk gisaat boppam seet la nga xam ne bi moom la defoon li mu war a def ngeen àndoondoo dajal yeneen nit pour jéem a dem ci kanam brûlot yi ngay wax nii gis nga brûlot yi dama am benn affaire boo xam ne dama ko ciy dénoncer gis nga Sénégal démocratie bu ndaw la dañ ko war a encadrer war a am fu ñu yóbbu réew mi du lu xam waaye lu mu xam wax te foofu lay saluer les membres du parti socialiste parti socialiste gis nga Djibo Ka dem na ba jógee parti socialiste am na problème bu nekk ak Tanor Dieng Moustapha Niasse jóge na fa am nañu mais est-ce que mas ngaa dégg benn leader du parti socialiste génne ay cadavre ou bien di werante c'est des hommes d'État dëgg la je le reconnais c'est des hommes d'État ca war nañoo servir d'exemple à beaucoup de Sénégalais militaire mas nga koo dégg ak commissaire ci temps parti socialiste muy toog di wax ak di bind armée nga xam sécurité la ñu tudd ko la grande muette kenn wër cee nekk di bind ay livre ak di wax commissaire de police wër ta nekk di wax te surtout waxoo ca fa nga waroon a waxe ak waxtu wa nga waroon a waxe parce que fekkee da nga toog nekk ci biir service
gis luy raam mais doo bàyyi ba ka fa nekkoon dem retraite président ba fa nekkoon Sénégal yi wàcce ko yow ñu jëlee la ca poste ba nga nekkoon nga mer soog a bind ab livre. mais Aziz Ndao 2010 la commencé bind de. Aziz Ndao livre bi génnewu ko bii fi Wade nekkee. ak général bi nekk fi moom mu nekk di liggéey ak général bi du wax na ne nekkoon général bi nekk kilifa. en second mu def Casamance. di xam liñ doon. waxu ko ci journal taxul mu dégg. man de bu ma toogoon loolu naqadi ma. wax ko jëful ma démissionné. après nag bu ma neexee ma ne lii mais benn démissionné woo nga war ba waaj a dem retraite général ba ñu wàcce ko yow sa bopp sax ñu jëlee la fa nga nekkoon nga soog a commencé di bind di wax ay secret ba tudd sax un président de la Gambie nga xam ne mën ngaa dem sax ba indi ay problème ak Gambie ci wax boobu nga wax di wax naan c'était un simple xamalan ay affaire yooyu rafetul armée dafa war a yam ci problème armée préparé ñu def suñu sécurité. d'accord police yam ci loolu. mais Malick Ndiaye nag lu waaye xam wax Malick Ndiaye bi nekkoon conseiller nag. Malick Ndiaye ci boppam. man très franchement c'est un universitaire. di bind mais il a répondu sax ci question boobu bëgg wax parce que dama naan wax ne boo nekkee conseiller président de la République war nga mën a wax ak président bi nee na bind na président tontuwuñ ko mais ma conviction profonde est que problème am mënoon na koo régler ak Macky Sall. ca duñu agsi fi ñuy agsi ma profité ci pour wax benn affaire gis nga les conseillers yi nga xam ne ay conseillers président de la république lañu doon nañu bàyyi di dem ci télé yi ak ci rajo yi ak di bind ci journaux yi gis nga un conseiller du président de la république wërta wax ak kenn ku dul président de la république note la koy jox ko xalaat toog ci biir tëj gémmiñam non c'est vrai man j'ai été conseiller du président Abdoulaye Wade dama ko daan un conseiller du président de la république wërta nekk ci rajo di wax parti socialiste mas naa gis conseiller président yi nekk ci rajo yi di wax conseiller président de la république warut a nekk di wër di mbeleleli di wax dafa war a toog bind président di noppi mais bu fekkee ne loo def ak président génn wax ko ci biti mu xalaatal naa président wax naa ko lii mais yow mën na laa rey sax yow mën na laa wan ne sax yow président bi bu defee dara yaa ko influencé yaa jaxase nit ñi dañoo jaxase république bi ci yooyu yëpp nag billaahi parti socialiste dama leen ci gërëmaat encore mooy référence bi ci affaire boobu les grands fi ñu jeexalee émission bi carrément mooy président Macky Sall est-ce que tey dina am envie sax dëgg-dëgg ak bien que man wax dëgg yaa sànni naa la carte ndax yow bëgg naa la gis si gouvernement ba dëgg-dëgg di ñëw ci say conférence de presse mais est-ce que dina am envie quand même dugal la ci bu gisee ne nattukaay bu mag bi ñu weesu muy élection locale ya dëgg Modou Diagne Fada suñu duñ nekk sax suñu xarit mais nañ profité waa rek nuyu waale ko au passage mu yóbbate la ardo donc est-ce que mën nañu wax ne Thierno Lo daal fi ñu toll nii da nga nekk dëgg-dëgg ci daal bu doon ay cartouche yooyu ne xëy na benn cartouche genn wàll cartouche moo la dese. ndeysaan émission bi lii rek moo ci intéressé may meeg ñi may yaa ma xam léegi nag parce que da nga wax pour dossier boo xam ne bii sama rakk moo Diagne Fada ma profité ci occasion pour nuyu ko yow dafa am lu bari loo ci xam parce que yow ñëwoon nga fi bi événement yi amoon Daaru Musi tan dem si yàlla Modou Diop bi nelaw fa xam nga yow yaa fa nekkoon di def reportage booba Daaru Musi mi ngi am 6 communautés rurales mooy xëccoo ak Fada mu yor l'histoire bi ma gañe juróomi communauté rurale mu gañe benn nga tëb ñu wala rek nga balancé Fada gañ Daaru ñu daan ne Fada gañe na arrondissement Daaru Musi te maa gañe juróomi communauté rurale mu gañe benn sama 5 lieutenant tendance sama tendance 5 yi ci nekkoon ñoo doon xëccoo ak Modou Diagne Fada ñu gagné 5 mu am benn moo tax ma dikki journaliste ma leen waaw match bu ñuy football mu am 5-1 ñu ni kam 1 moo gagné muy benn fekkee nga ko muy benn maa gagné woon bi Abdoulaye Wade toogee am problème ak Idriss Seck am problème mu Modou Diagne Fada ñoom ñoo defoon préfet yeeg maire yeeg kër bi yëpp département Kébémer ñu ne ko Modou Diagne Fada dana la toroxal ci département Kébémer mu laaj waa Kébémer ñu ne ko kan moo ko mën a sauver ñu ne ko benn nit a nekk ci Sénégal boo xam ne bii moo mën a créer Fada ci département Kébémer mun leen mooy kan ñu ne ko Thierno Lo mun leen mais sama ministre conseiller la mais Thierno Lo wut a defi politique ci àll bi woo ma ne ko président boo ma waxoon demal Tamba sax ma dem damay dem Daaru ba ma demee Daaru loo ca gis Fada heure bu ma saa jàkkaarloo ak grand Daaru Musi xam nga dafa am boy Daaru ak grand Daaru man mii maay grand Daaru moom mooy boy Daaru parce que ñëpp ay doomu Daaru Musi la gis nga fu ñu jàkkaarloo ak man ma duma booy Daaru Musi mu dem dama dikk jël président communautaire Daaru Musi xëccoo ko moom jël ko ma dem Kébémer Lamine Thiam ñoom ñii dama fekkoon Fada toog seen kaw moom ñoom Sayer ak Ndeye Gueye Cissé yëpp ak Maysa Ndiaye Fada toog seen kaw di gérer région Louga ma dem yëkkati Lamine ñu daaneel Ali Kébé bi doon goro Fada teg fa Lamine Thiam dem Louga
daaneel Moustapha Ndiaye bi nga xam ne bi la Fada ko tegoon conseil régional teg fa ndem si yàlla Samba Khady Cissé donc xam nga foofu yëpp maa gañe fa élection yii di ñëw yii local yii mais xanaa bala ngaa gagné yow nga présenté wu nekk ci liste déglu rek man nekkuma sama parti jotagul récépissé donc sama parti participé wul ci élection yi déglu rek participé wul ci élection yi samay nit yi nekk ci ay gox la nit ñi xool jël leen dugg nañ ñi ngi nekk ay conseil am na ay conseillers Louga am na ay conseillers fii ci biir Dakar am na ay conseillers Darou Moussi non déclaré wu ma forfait parce que aw ma récépissé déglu déedéet man aw ma récépissé bu ñu ma joxoon récépissé ma def ko beneen bi itam présenté wu ma Daaru Musi sama turu rakk nekkul ci liste bi nekkuma ci liste bi keneen nekk ci xamul tax man dañ maa defoon président conseil rural Daaru Musi ma jël délégation de signature laa jox ñaari nit laa fa jëloon doon jox ay délégation de signature benn yoon laa ma sa dugg sama bureau ci communauté rurale Daaru Musi mais ma jël xale ya fa nekk ne leen yéen comme yéen a fi yeewoo yéen a fi kii dem leen ngeen présenté wu ngeen dem Fada ñëw Ablaye Wade ñëw jaar Touba jaar Daaru Musi campagne gars yi woteel PDS parce que ñi mere Macky Sall dañoo woteel PDS xale yi kenn woteelu leen Fada jëkk gagné dama koy félicité ci li mu gagné félicité ko département te di ñaanal Fada aussi sama rakk la comme grand daaru nekkatu fa dem na ngembaat na waa Kébémer toogaat na seen kaw parce que booy daaru boo ko bàyyee ak keneen mu toog seen kaw donc booy daaru boobu dama koy ñaanal aussi mu jël PDS gii gars yi di waaj a contrôler damay ñaanal booy daaru mu récupérer le PDS parce que Fada sama boy la sama xale la boo xam ne dama ko encadré muy ànd ak samay rakk ak samay affaire yooyu ñu koy jàppale ci Daaru Musi la dëkk li tax sax bokkatuma PDS parce que bëggatuma woon a toog di xëccoo Modou Diagne Fada ci biir benn parti d'accord léegi nag Fada dama ko yéene mu am di yóbbu daaru man tama yor sama parti di am di yóbbu daaru d'accord léegi yéen journaliste na ngeen arrêté di wax Fada ak ay Cerno parce que loolu jeex waaw d'accord léegi nga xam ne moom jeex na te mu leer mooy sa émission jeex na ñu bàyyi nga tàggatoo ak Sénégal yi la doon seetaan léegi nag maa ngi lay remercier ci question yi ngay posé parce que yow doo bàyyi dara mais man tam lépp lay tontu parce que man dama daw question di profiter ci émission bi di ñaan Sénégalais yi nañu dalal seen xel am na sama benn xarit bu ñëw fi l'autre jour ni ma Cerno sax man dama am la ma jaaxle parce que jàkka ji bu ñu fa demee léegi sax koo teg mbagg sax mu mer léegi mën ko ca jàkka dañ fa war a tegante ay mbagg di dem ci jàmm Sénégalais yi nañu defar seen xol di rafet si yéenante lu baax te ñu àndandoo ñun ñëpp ñu seet ban xalaat lañ war a mën a am pour régler problème yi nga xam moom la Sénégalais yi di dund ca bàyyi xuloo bi xeex bi ak jàpp di tëj kaso yeeg affaire yooyu loolu yóbbuwul suñu réew mi ci kanam réew mi li ko yóbbu ci kanam mooy ku ci nekk nga xalaat que ne boo tëddee mën ngaa bañ a yeewu réew bu ñu la ko joxee yàlla suñu borom moo jël ci li ko neex mu jox la ubbi la ñaari bunt bu la yóbbu àjjana boo defee loo rafet jëmale ko ci askan wi ak bu la yóbbu safara boo defee loo xam ne lii àndut ak askan wi kon nag nanu góorgóorlu gëm yàlla suñu borom di waxante lu baax di def lu baax te bàyyi bala ñoo wax nit ki dara ci lu baaxam ak lu muy jëf mu tëdd hôpital principal ñu ñëw taxaw tiim ko di wax kii mooy diw kii mooy diw kii mooy wala ñu koy hommage la waaw nañu bàyyi yooyu non d'accord loolu am na solo en tout cas ñi lay remercier bu baax a baax monsieur le maire bu ñu sañoon nag émission bi gën a gudd waxtaan yi gën a yaat ndax yow moom jàkkaarloo yow daf ñu neex tout le temps ndax yi ngi ci indi ci xeltu te itamit dugg nga ci bi suñu concept bu baax a baax ñu lay jaajëfal di la ñaanal tamit ni ma ko waxee rek bëgg naa daal fii ak quelques jours incha allah benn xaatim génn dëgg-dëgg ñu ni kenn loo ministre de nangam wala ministre de machin wala ministre de chose sama xol sedd ñu lay jaajëfal ma liggéeyal Sénégal waaw loolu daal yàlla am daal loolu daal maa ngi koy ñaan bu baax yàlla na am nga fa sa place askan wi soxla na la ñu jaajëfal kon képp koo xam ne jàppal nga ci émission bi nag tey nag Massaer yow moom soxoroo moom bi sañoon ndax sax sa xarit la ñoo ko bokkandoo donc Mame Dorine Gueye moo génn fii donc di rek Magenta Design ñu nuyu nag ña nekk foofu yëpp nag ci kër gu baax googu nga xam ne daal dañ leen di bëggee bu baax a baax ñoom jeewoo xale ya ñoom baat na Badou ak mama ña fa nekk ñëpp ñu leen nuyu Yoff Océan la adresse banque ci wet bi moo génn nag ci tay baax bu baax bi sama doomu ndey boobu ñu ko nuyu bu baax a baax di nuyu nag ñii rek sunu ñi ñuy àndal Ibou Diouf yow yaa ngi fi doog a ñëw waaye toj nga fi tey ñu koy nuyu bu baax moom Ibou ak nag Massaer Ndiaye mii ak Lamine Camara bi nga xam ne ñoo xula woon juboo nañu tey ak nag ca montage ba Boba Chim mbokk yi face to face la woon beneen dimanche Allah beneen numéro ci nag ñu laaj la fan nga jëlee affaire bi defuñu ko boo dikkee ci bande verte bi xam nga fi bu ngeen dikkee fi gis nga immeuble yi étage yooyu ñuy tabax man ba ma nekkee ministre conseil Ablaye Wade dama wàcc benn jour di ñibbi ma gis gendarme yi taxaw fi ak population yi ma ni lii lan la ñun ma ñi tabaxoon fii dañoo jege aéroport bi
te boo déggee aéroport à 500 mètres de l' aéroport waroo fee dëkk moo tax dañuy toj seen kër yi mu ñëw dox diggante gouverneur ak force de l'ordre ak population yi ma attaqué foofu sax le gouverneur mënu ko lii xew yéen a ko def parce que ba fi nit ñi commencé di teg benn brique di yëkkati muy jóg xamoon ngeen ni waruñu fee tabax da ngeen leen a bàyyi ba mu nekk benn cité ngeen ñëw bugg koo daaneel am ngeen ci une lourde responsabilité benn maire mi ngi nekkoon ci biir étage am ne du génn gars yi jox ko 20 minutes ne ko soo génnul dañ ko daaneel saw mais bu dawul woon gradaire bi muy daaneel étage bi maire bi dafa daw génn ñu daaneel étage bi léegi du dañ ko tojoon ne woon affaire sécurité moo taxoon ñu toj ko tey demal nangoo nañ ko ci ñoom jox nañ ko ñeneen ña nga fay tabax ay immeuble ak ay affaire ak ay station d'essence sax ma ngay nekk di fa nekk kooku du injustice loolu buñ ko xayma foncier bi nekk fii danañ jàpp ba jàpp ku ñu wërta jàpp kon bu fekkee ne mbir mënoo ko généraliser doo ko àgg fa nga ko war a àgg parce que boo ko defee réew mi tàkk bul bàyyi loolu dem jàpp ñaar mbaa ñett nga tëj leen ko looloo tax nit ñi di wax ay justice à deux vitesses te loolu mooy wax nii lan mooy solution bi lii solution bi mooy lenn bu fekkee réew dafa am nu mu doon doxe nga xam ne bi la corruption ak di jël ay commission du Sénégal rek la am na France am na États-Unis fa la ëpp am na Nigéria gaa yi def lii ñuy def Karim Wade gaa yi def ko Nigéria xaalis ba dellu siwul ca Sénégal gii kenn mënta fexe Macky Sall mënta fexe ba yar Sénégal li yàlla suñu borom mënta am Macky mënu koo am fexe ba kenn du dëngal fexe ba kenn du jubati mënu koo am tey mënu koo am ëllëg gis nga yi muy jox 88 bi Abdoulaye Wade di doon taal dëkk bi di def affaire yooyu bu ñu ko commencé di def ñu soog a commencé di jéem a daal juboo leen bàyyi leen lii def leen lii loolu nag dañu war a jóg ci bi dara xewagul ñu defar ko fexe ba réew mi di kii parce que xamul tax ay surtout affaire traque des biens mal acquis ma gën a ti koo contre ti mais Macky Sall bu fekkee ne dañuy tëb di jag di jàpp ay nit ca cour bi ñu créé dañu wax ne cour bi kenn limité wu ko mën naa dem ba 1962 xam nga ma xoolaat askan alalu Sénégal pour indi ko gis nga bis bu Aliou Ndao defee li mu war a def Macky Sall dana dem créé ji yeneen prison pour que ñu dugal ci ay nit yu baree parce que duñ fa xaj parce que lenn bu fekkee ne dañuy lijjanti Sénégal amuloon ay banque de développement BNDES USB BSK ku ko daaneel du politiciens ñoo ko daaneel ci régime parti socialiste léegi dégg ngeen ku ko def ku ko xayma seet milliards yooyu xam nga banque yu daanu lañ fa la fa daanu moo ëpp li ñuy jiñ Karim Wade est-ce que lu tax Aliou Ndao tey est-ce que dana dem seeti BNDES BSK USB xaalis ba fa nekkoon ak compte K2 ba xaalis ba ña ko jëloon ca nekk ci PS UPS parti socialiste ba léegi est-ce que ñooñu duñ dem gëstu leen pour jàpp leen dugal leen ci kaso bi muy benn ñaareel ba état du Sénégal am na lu ñu tuddee le patrimoine bâti mooy ça veut dire que kër yu mu amoon France am ko Sénégal am ko yëpp gis nga tey buñ ko xaymaa am na ay kàngami politiciens yu mag yu nekk fi yoo xam ne ci kaso bi lañ leen di jëmale te danañ dem ba jàpp ay kilifa yoo xam ne Ablaye Wade da leen cee may keneen ak keneen mayoon leen ci ñu jàpp leen dugal leen ci biir kaso bi ñett tey jii parti socialiste bi ñu fi nekkee doon nañ def ay système d'exonération man ci secteur privé laa nekkoon def naa ci ñaar fukki at ak ñett exonération boo xam ne bii mosoon naa génn parti socialiste joxe ko fer à béton dana ca nekk carreau dana ca nekk climatiseur dana ca nekk ay poutrelle dana ca nekk di def nii gis nga bu fi jógee ku mu tëjoon ki fi ñëwoon bu ko neexee mu gracier ko génne ko bàyyiwaat réew mi mu doxaat na mu waroon doxe ñu dem il est vrai que réew boo ko yoree am na yoo xam ni war nañ koo mën a tere ak yenn affaires yi mais lii table rase lañu war a def. mais table rase boo ko waxee mooy lan xam nga table rase mooy lan. xam nga Abdou Diouf du mu taxawee créé bi moom du moo fi wax ne léegi sa gaay yi nañ dem jëli xaalis bi ci bitim réew pour indi ko donc. xam na ni gaay yi seen bopp. jëloon xaalis yóbbu ko ci biti. mu di ko bàll leen boo leen bàllee ba pare nga teg ay mécanismes yu leer comme yi Macky Sall def ni def ay OFNAC commencé di contrôler nit ñi ci départ bi ba nga xam ne bi kenn du mën a def loo xam ne lii waroo ko woon a mën a def. bu ko defee réew mi dinañ mën a dem ba kenn dootu lekk xaalisam parce que ay surtout ma leeral leen. xam nga ministre yi nekkoon fii ci Abdoulaye Wade. amul benn ministre boo xam ne bii sa budget bi nekk ministère de l'économie des finances mën nga cee jëlee ay milliards di ko lekk. la amoon kay mooy nit ki mën a lekk mooy ki nga xam ne bi président de la république muy Macky Sall ou muy Abdoulaye Wade daf laa jël jox la doole jox la cër boo xam ne bii di nga dem ba génn ci bitim réew mën a lijjanti loo xam ne lii mën nga caa am ay commission ak yu ñu la ci mën a jox foofa la lekk gi mën a nekk. mais kon ci loolu kon yow gëm nga ne Karim Wade. non li ngay tuumaal moo ko def. dama la ne déedéet dama la ne
parce que ma amoon na doole moom. dama la ne budget déglu lu baax budget. budget ministère. kenn mënu cee lekk ay centaines de milliards. kenn mënut a lekk milliards ci budget. li nga mën a lekk ci budget mooy. national dugg si biir ne dafa bëgg a dikk di liggéey ci suñu or pose ko ay boo bëggee ma jox la nga ak sa defal ma xaalis ci nga jël seen phosphate bi nga ne ko léegi boo bëggee ñëw ma jox la phosphate bi ma jox la Dakar ma def loolu la Karim Wade def mais ka mën a def loolu dama ne ka mën a def loolu mooy ki président yooyu yëpp société bi nga xam moo nekkoon la première société du Sénégal di ko jaay ca kenn mënu koon contourner mooy société Davam mujjoon a tudd Dametan ma nekkoon fa ku yor exonération fa nga ko daan indi soo ko indee ñun li ñu doon def ñun légal la parce que boo indee exonération ñun dañu ne Aïssatou Diop Fall indi na fi exonération boo xam bi dañ ko koo jox tudde ko projet Tawfekh jox la exonération nga mën a jël fer jël carreau jël climatiseur jël ay poto lampe ak yépp lu la neex nga génne jaay man boo dikkee jël sama fer à béton xam nga lu may def Aïssatou Diop Fall jël na fi 100 tonnes de fer à béton camion numéro tel la ko fi jële dugal naa déclaration bi en douane génneel na ko ci hors taxe man Dametal jaay naa ko man légalité kenn mënulu ma dara léegi nag yow moo la ko joxee au lieu nga dem Tawfekh tabax fa da ngay daal di dem daal di koy jaay parce que boo ko jëndee exonération kilo bi nga jënd ko fukk ak ñaar boo demee ci marché ba mu fay jar 300 francs mais da ngay dem daal di koy jaay daal di am sa poste ka la jox exonération bi nga dem neexal ko ca neexal ca douanier jàpp sa njàmbur def ko maa ngi bu ma waxoon tey projet yu bare yoo xam parti socialiste moo ko def ko sali gii nga xam ni day tabax villa ba hôtel ba mu jeex ci exonération la ko defee ak itam ñu def la projet Ila Morphile ay fu nekk nga xam ne bi dañ la defal exonération uniquement pour que ngay génne matériel hors taxe di ko jaay li ma ci yor nii la toll sama secret nag en tant que privé moo ma tere bi ma nekkee ak Abdoulaye Wade mu ubbil ko dossier yooyu jox ko mu jaar kàngam yoo xam ne yi ñi ngi nekk ci fii contre ko di ko doxal mais man dama am secret bu nga xam ne bi ne moom moo tax bu joxumoo dossiers yi mais ministère de l'économie des finances ak douanier yi ma toog di ma déglu ak initiés yi nekk ci Sénégal ku dégg lii may wax xam nga ni dossier la boo xam ne bu ma ko ubbee dem enquête douanière dinañ tëj muy benn dafa nànk rek muy benn beneen bi des yow foire bi soo fa demee terrain ya fa nekk yëpp gis ngeen cité yañ fa def nañ fa dëkk buñ fa demee tey jii ña fa nekk ñëpp danañ leen jàpp ku ca tubaab yi nga xam ne bi ñoo ñëw tey jii nekk ci Macky Sall di ko wax ne ko dañ koy jàppale américains yi naan dañ koy jàppale mais dama lay woon fi benn livre boobu xam ni ñu ngi ko tuddee la république des mallettes xam naa ne war nga koo lire mbaa nga déggu ko mais na nga ko xool ñoom li ñu wax ne fi leen ñuy dimbalee ñoom moom lañ am bind ko ci livre bii nga xam ne bi le am na ñu bëri ñoo xam ne ñi dañ cee dee faatu ci problème fréquent de Taïwan yi di traîner ba arc ci Sarkozy ak balaa duur li nga xam ne bi ne def nañ ko yëpp mu jaar seen armée jaar ko ci fu nekk ñu dem ba xaalis bi dugg ci paradis fiscaux yi ba ñoom ñu reconnaître que ne xaalis bi bu demee ba dugg ci biir paradis fiscaux yi ñoom mënatuñ koo jot du génn tey du génn ëllëg ba am na ñu ci faatu ci ñoom ku mënta régler sa problème bu mel noonu naka nga mën a ñëwee ne Sénégal dama leen di dimbali pour que ngeen jot seen xaalis Nigéria jaar na foofu jotul xaalis Sénégal dana fi jaar du jot xaalis mën na maa waat ne milliards yii ñuy wax naan même bu ko Karim Wade jëloon benn dërëm fii ñu toll ak ni ñu ko géré Macky Sall du ko ci jot li mën a am kay mooy nga jàpp nit tëj coow li bari jàppil bàyyil nga jàpp fii ba ëllëg loolu mën na jural leneen lu yàq sa réew mën na jural leneen loo xam ne lii mënoo ko mën a def parce que Sénégal fi ne nii man li ma gën a naqari ca ma sawar ci nga ñëw jël si ma pour que may wax mooy période bii Sénégal toll dafa nekk période boo xam bi dafa jar a wax maa ngi wax ca bu soobee yàlla danaa solaat sama daal ànd ak sama parti dem seeti les xalif généraux danaa dem Touba seeti sëñ Cheikh Sidi Mokhtar seeti sëriñ bu ma fa xam parce que réew mi toll na foo xam ne fii ñun war nañ cee wax balaa muy tàkk bu ñu demee ba réew mi ñu fi wax affaire tarixa di fi wax affaire xeet di fi wax affaire yoo xam ni kenn daaw ko waxtaanee suñu biir bu nu toogee di seetaan danañ dem ba réew mi tàkk bu jur loo xam ne lii bu boobaa gars yi danañ fàtte créer fàtte lu nekk dañuy commencé di jéem a def réconciliation nañ ko doon def Afrique du Sud di ko def Côte d'Ivoire parce que réew mi bu tàkkee ba gars yi commencé di rayante di dóorante ay fii jàppante bu boobaa sëriñ si danañ jóg ne arrêté leen nañ defoon